asalaamaaleykum mbokk yi di am mbégte di leen dalalaat suñu plateau Ndiathiar ay weer a ngi nii gisoo leen ñu li ko waral du dara lu dul mbas mi nga xamante ne wàcc na ci àdduna bi wàcc ci Sénégal pour dellu ci wàcc suñu émission tey dañuy yëkkati sujet boo xamante ne moo lëmbee dëkk bi jamono ji ñu nekk muy ndaw yi naka la ñuy dundee ci seen wàllu sëy ak yenn vidéo yi nga xamante ne mu ngi génn ci réseaux sociaux yi waxtaan bi nag tey dañ ciy ànd ak ay kàngam yoo xam ne ku ci mel ni ñëpp ràññee nañ ko muy mère Gagne Siry Gueye di animatrice ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu plateau. Lalla maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp macha allah ñu ngi seetaan ak sama càmmiñ yi nga xamante ne nii fa tabarakallah fekk naa leen fii seen xam-xam rafet loolu ñoom itam di nuyu waa télé bi yëpp nag di leen ñaan yàlla itamit fépp nga xam ne bëgg ngeen fa àgg rek yàlla ngeen fa àgg. amiin 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 beneen invité bi ñuy dalal tey suñu plateau mooy docteur Khalifa Diagne nekk psychologue docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna Lalla di am mbégte wuy si sa invitation ñu war a waxtaan ci ndaw ñi seen li jëm ci seen wàllu sëy di am mbégte également bokk ak plateau bi soxna Gagne Siry ak professeur Songe bi nga xam ne ràññee nañ ko ci xalaatam domaine bi may yëngu ci wàllu psychologie xaw a nekk doomu ndeyu domaine bi muy yëngu di wàllu philosophie di am yaakaar ni liñ fiy waxtaanee dina jural njariñ askan bi bu baax a baax. sama keneen ki nag moom du invité sama professeur la moom daal moom mooy diriger sax émission bi professeur Songe maa ngi lay nuyu. waaw di la wax ne tamit namoon nañ la. waaw fii la ëppee wax dëgg yàlla ñëpp namoon nañ Ndiathiar également di ñaan ni ko ñëpp waxee rek mu doon ndorteel saison 2 boo xam ne dina ànd ak xéwal mu ci ayib. te liñ ciy séentu mu di jëriñu askan yi yàlla na ko ci yàlla def ci daraja rasulullah. waaw mënuñ ñàkk a wax nag ci ki nga xam ne icône la référence la soxna Gagne Siry nga xam ne yàgg nañ ko apprécier ay émission am moo xam ne vraiment ndey la ci ñi nga xam ne la ñuy waxal tey muy ndaw yi. parce que ku nekk rafetlu na li nga xam ne moom mu ngi koy def ci liggéey bi mot na 20 at ak fi mu nekk nii kon nag dañ koy ñaanal yàlla yokk kàttan bi yokk mën-mën bi yokk xéwal gi ba nga xam ne li muy jëriñee réewam yàlla fay ko ci ay yoon yu bari. jërëjëf soxna si léegi itam di ziar kii nga xam ne ni mu ko waxee daanaka ñaari bànqaas yu wuute la waaye am na fu ñu nampee ndaxte dañuy wax ne philosophie moom mooy ndey yi nga xam ne mooy bànqaas yi gën a bari kon nag docteur Khalifa ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di ñaan rek comme ni ñu ko waxee émission mu doon ay xéwal yoo xam ne ñëpp ciy jëriñu loolu la soxna daal. tey jii mu nekk phénomène bu nga xamante ne ràññee nañ ko lu ñu koy gis tamit bëri na am na sax ay application yoo xamante ne léegi jeunes yi dañ ko siy jël di ci wane seeni awra di ci def naka sudul noonu nit ñi ñaawloo ko lool tamit jamono yee ñu wees tamit gisoon nañ ne am na sax ay ndaw yu nga xamante ne jàpp nañ leen si ba am ñu ci yóbbu maison de redressement ñenn ñi ñu yóbbu leen prison ma bëgg a xam tey jii phénomène boobu nga xamante ne muy vidéo pornographique yi jeunes yi jël ko di ko diffuser tout le temps sur les réseaux sociaux yéen ban jàngat ngeen ci am ñu commencé ak suñu yaay. lan la nga bëgg a xam ñun ñëpp ñu bëgg a xam wax naa tey plateau jàng la ndax soo toogee ak philosophe toog ak psychologue ñun ñaar yooyu la ñuy boole. pour mën a def ay émission thématique dañuy coppati fii seen xam-xam yi la ñuy boolee su ma ñëwee ci xale yi macha allah fa tabarakallah xale yi dafa am lu ñu teg seen loxo ba pare gungewuñu leen muy technologie gis nga xam nga gëj nga dégg ñu naan ñuy wax émission ci pédophilie yi nangam gëj nga ko dégg parce que xale yi léegi seen bopp dañuy judd rek def seen bopp mag côté sexuel côté nangam et pourtant génération léegi bi man ni ma ko gisee ñoom ñoo ñu war a ëpp chance ñun pourquoi xam nga ñun ñooy seeni yaay ay 14 ans 15 li xew ñi ci am 18 ans da nga leen di wàññi. donc ñun ñuy seen waajur dañu fekkee génération bi wees fekke bi ñoom ñoo nekk ci digg bi ñu war leen yar kon ñoom ñoo war a ëpp chance parce que yaay bi fekkee ñaari génération pour nga nax ko di yomb mais mu am lu ñu teg seen loxo muy technologie ba pare gungewuñu leen donc yaakaar nañu technologie. xam nga jamono bi boo nee technologie ñu ne ak a bon mais est-ce que li ci baax ëpp ci am njàng nga ca lépp nga ca waaye xale yi tey liñ ciy wasaare mooy lan mooy ànd naa góor ni laa ko defee wala fon naa góor ni laa ko defee wala jekk naa te bi ci njëkk sax d'abord ba xëcc li nga xam ne mooy l'acte defe naa mooy jëmm ja ngay wane weni ci biti forme bi ci biti boo solee tubéy li ñuy nëbbu bien que sol nga tubéy mais daanaka solo tubéy loolu nag mooy indi attirance sexuelle seeti nga sa copain ndegam war na je pose la question ndegam war na
seeti nga sa nangam waaye la nga sol mara détail mook bañ a soloo yem. mbir am fa filmé naa mbir ma jox naa la ko jox nga sa copine xoolal ni ma ko defee nii la maa ko fi dàq wala yow góor xoolal ni ma ko def nii la maa ko fi dàq mais est-ce que war na. est-ce que war nga tooñ ba pare taxaw ni maa tey wasaare ko ci àdduna woon nga këpp laay wax du ma ne Sénégal du ma ne nanga monde entier mais man sama xam-xam bu gàtt du ma sori ndax dama jàng si tey mooy dañu teg seeni loxo loo xam ne muy technologie ba pare gunge bi des ñu yaakaar ni nag mën nañ ko utiliser n'importe comment et n'importe quand ci lu ñu mën di dund ak lu ñu mën di nekk. docteur Diagne man li ma bëggoon xam mooy tey jii est-ce que comme li maire Ngagne Siry di wax dafa am dépravation des mœurs wala dafa am juste amplification ak réseaux sociaux yi est-ce que lii da daan xew démb ñu ko daan nëbb mais tey jii ak téléphones yi nga xam ne c'est beaucoup plus accessible ñëpp dañ ciy jot. waaw li nga xam ne mën naa ko ci wax mooy même bu fekkee ni daanu amee ci ampleur yi. li tax ma wax loolu mooy xam nga bu njëkk bi technologie yi amul xale buñ koy yar dafa am ay instances de socialisation yu bari. dafa am loo xam ne société bi yëpp ñun ñëpp a ko bokk c'est-à-dire que dafa war a am ci sunu projet de société lu ñu tënk ne ñun suñuy ndaw nii lañ leen war a yare nii lañ leen war a gunge bu weesoo loolu société bi mu ne ci école bi lañ koy jaarale moo tax école également instance de socialisation la fu ñuy yaree la du ay rek jàngale xam-xam 1 + 1 = 2 non dañ leen di jàngal boo gisee ñu am problème yu bëri ci Covid-19 bi mooy ci Sénégal nit ñu bëri mag ñi ci suñu système éducatif amuñu éducation pour la santé ba tax na ñu bëri ñoom mosuñu gis ay virus mosuñu gis microbe ci microscope ba tax na am na yoo xam ne boo leen ko bëggoo defloo day jafe bokk la ki nga xam ne doomu tubaab bi nga xam ne moom dañ ko ci yar mu gis ko donc école dafa am mission boobu bu weesoo école bi également cercle familial bi dafa am lu ñu koy jox bu weesoo cercle familial bi dernière instance socialisation mooy le groupe des pairs mooy xale bu nekk am na ay xarit ñu muy àndal gis nga instance ni mu bare te bu fekkee harmoniser wuñ ko bu ci nekk rek day xeex ak beneen bi ci ëpp doole fa la ku ndaw ki di pensé wu léegi bu njëkk nga xam ne amuloon technologie bi benn téléphone mooy am ci kër gi bu ñuy téléphoné mais paa bi dina ko contrôler wala mère bi dina xam ne téléphone fixe bi mi ngi nii téléphone portable dafa dindi loolu beneen bi également li doon xew ci àdduna bi nga xam ne ay mag ñoo dañ naan at bii de boo ci toll lu waroo koo gis internet ak télé yi dañu dindi loolu parce que kër goo ci dem am na bouquet boo xam ne xale yi télévision bu leen neex la ñuy seetaan yoo xam ne dañu interconnecté wu ak adduna bi yëpp. boo nee Sénégal ñun suñuy télé lii duñ ko génne yeneen télé ñu ngi génne leneen. ci téléphone bi également day dugg biir internet. mën a am accès ci yu bëree bëri xam li xew ci àll am surtout bëri na ay surtout porno ay porno affaire caay-caay ak affaire sexualité sëy yoo xam ne kenn codé wu ko. xale bu nekk mën na ci dugg te xale yi actuellement 1 an 2 ans la ñu am xam portable di ko fooye 1 an du exagération yu ay seetlu la. c'est vrai problème boobu nag dafa am ci àdduna bi yëpp. ñu nekk société yi nga xam ne préparé wuñ ci am loo xam ne moom lañ gëmoon ci culture ñun intégré wuñ technologie yi ba tax na suñuy xale ñoom dañu am ay possibilités yoo xam ne. am na ay at ci ginnaaw kenn amu ko woon. ay at ci ginnaaw booy xale bi bu waree waxanteeg ki muy bëgganteel day bind lettre. léegi xale yi nettali leen ne leen noo ñun ay temps wu professeur Songe wala ñoom dañ doon bind lettre dañuy reetaan dañ naan loolooy la léegi xam nañ SMS xam nañ WhatsApp xam nañ lépp ba tax na dafa am barrière yu bëri yu sauté comme ni mu ko waxee ñun nag defuñu ci attention wala accompagner wuñ xale yi gunge wuñ leen tax nag ñoom dañ leen a livrer pratiquement à tout ce qui se passe un peu partout dans le monde avec son lot de conséquences technologie lu baax la man dama gëm ni l'Afrique est au rendez-vous parce que dañu raté woon ay révolution yoo xam ne moo tax ñu am retard bi révolution technologique bii nii ñun dañu ñëw yem ceeg ñëpp lu xew fii ci Sénégal dans 5 minutes àdduna bi da koy yëg lu xew fenn ci àdduna bi dans 5 minutes Sénégal da koy yëg mais nag il faut ñu gunge nit ñi ne leen lii kat baax na waaye lii moo ci baax lii moo ci bon da ngeen di jël li ci baax seppi li ci bon sànni te loolu encadrement la laaj boo xam ne société bi yëpp da koy harmoniser ci société bi ci définition politique de jeunesse yi en passant par l'école la société partout parce que xale yi bul sonn xale yi ay nit la ñuy am jaar-jaar boo xam ne dafa am loo xam ne nit ñi di yëg bu ñu tollee ci tel âge xale yi dañ koy yëg ay adolescence moment puberté découverte lay nekk seen corps et yooyu c'est des pulsions yoo xam ne c'est difficile à maîtriser professeur xam na ci dara ba tax na xale yi bu amul ku leen gunge wax leen li ci bon li ci baax
dañ naan non ñun nañuy cédé ci tentation yi d'autant plus que léegi am na yeneen pression yoo xam ne amatul ci wàllu bu njëkk ñu naan non da ngay garder sa virginité de moins en moins c'est des choses qui disparaissent dans notre société. bul fekk day wàññi loolu yëpp bul dëggagum ci doyen boobu da ngay sorox ak tempi. Professeur dégg nga suñu invité yi lu ñu wax léegi si loolu nga xamante ne mën nañ ne mooy wàllum sëy ci ndaw yi nu ñu koy defee léegi. ma bëggoon xam yow lan moo si sa jàngat naka nga ko gisee lan moo waral tey jii lu tax ndaw yi war a bëgg di exposer seen sexualité ci réseaux sociaux yi si téléphone yi wala ngay def dara war a mën a filmer sa bopp bu yàgg ba da nga doon def di làkkatu mais léegi da ngay def di filmer waaw d'abord ñu rafetlu lu ci sama naatoo ngay wax waaye da nga koy intégrer da nga maanaam da nga koy dëxëñ ci li nga xam ne moom moo lëmbe àdduna bi fu mu nekk nii maanaam li lëmbee àdduna bi ni ñu ko waxee dafa am loo xam ne li ñuy woowee libération de la parole maanaam en même temps que libération de la parole nit ñi dañoo dem ba toll foo xam ne fu mu nekk nii lu waay bëgg a def mën na koo def ci anam yoo xam ne bu njëkk donte bëggoon na ko def dootu ko mën a def kon foofu nga koy njëkk a boole parce que bu fekkee wàllu sexualité nekkul en marge du devenir global de la société autant sur le plan wàllu politique autant tous les autres domaines de la vie kenn mënatul contrôler kenn ndax révolution technologique bi nga xam moom moo am looloo waral également lii nga xam ne suñu société dafa amoon ay pàcc dafa amoon ay wéeruwaay yoo xam ne ñoom ñoo fi nekkoon mais wéeruwaay yooyu déficit d'adaptation bi muy wax tax nañu effondré wu ba ñu effondré woon nag dafay permettre kii nga xam ne moom mooy ndaw bi mu contourner l'autorité parentale maanaam kilifteef bi nga xam ne waajur bi moom la amoon ci moom mag bi moom la amoon ci moom ni mu ko waxee instance de socialisation moom lañu amoon ci moom yooyu yëpp dafay dëñ pourquoi parce que xale bi am na noyyikaay entre guillemets noonu laa ko mën a tuddee boo xam ne mën na ko def te dootul am benn autorité benn contrainte boo xam ne mu ngi peser ci kawam kon nag loolu bu fekkee dafa am ni mu ko waxee mooy dafa war a am loo xam ne moom moo gunge loolu parce que première cause bi nekkul médias yi déedéet mais la première cause mooy suñu système de valeur ñun dañ daan tàggatee ñun fañ daan jaarale parce que lii ñu wax fii valable na pour un type de famille sénégalaise mais est-ce que ce type là ba léegi mu ngi exister il est clair que non parce que même boo fi jëlee internet nañ waxante dëgg instance yi nga xam ne lim nañ leen muy nga xam ne dafa amoon harmonie la baay ba bëggoon ca kër ga waajur ba bëgg ko bu génnee ca mbedd ma loolu la dëkkandoo bi di bëgg bu demee ca local ba loolu la borom école ba di bëgg loolu la maître ba di bëgg maanaam ñooñu ñëpp valeurs yi nga xam ne moom moo nekk ci baay bi moom lay fekk ci mbedd mi moom lay fekk ci ay ñoñom naataangoom yi muy àndal foo am moom lay fekk ci école du am rupture dans la chaîne de transmission des valeurs mais boo ko seetloo fi mu nekk nii rôle bi nga xam ne kër ga moom moo war a njëkk a nekk fi ñuy joxe les valeurs essentielles nga xam ne dañu naan yow doomu diw nga jomb nga lii parce que sa waajur lii ak lii la wone ci penc mi kon yow boo defee nii dina waroo ak li nga xam ne mooy carte d'identité bi ñu la xamal loolu amatul déjà dans la société donc dafa mel ni ay sphères yoo xam ne au lieu ñu collaborer pour en définitive ñu defar nit ki dañuy xeex la nga xam ne moom la paa bi ak ndey ak yaay ji def ca kër ga bu génnee waroo nag complètement ak la nga xam ne moom lay gis sa mbedd ma bu demee ca l'école ba man mii di jàngalekat bi nga xam ne dañuy yaakaaroon ne man li nga xam ne moom la commencé ca kër ga man dama koy fësal taaral ko mottali ko man boo ko seetloo mii jàngalekat tey jii sama taxawaay ndongo bi sax yenn saa yi du gis lan moo ko def différence entre moom ak ki koy jàngal yenn saa yi nga dégg ndongo diw sàkku na diw jàngalekat bi sàkku na diw mais la koy waral li ëpp mooy xale bu jigéen ba am 18 ans professeur ba ma tooñ sama jarbaat bi bu ñëwee def benn check down am wala yooyu noonu su ko defee xale bu jigéen bi moom gisatul différence entre kii koy jàngal ak xaritam ak moromam bi nga xam ne moom lay génnal ci mbedd kon dafay nekk ba li ñuy wax en sociologie anomie maanaam affaissement total des valeurs boo xam ne permissivité lay jur permissivité boobu nag mooy law li koy yokk rek mooy dafay gën a yomb léegi nga def benn aspect bi mooy li ñuy wax wàllum sëy bu njëkk bu ñu ko waxee ci tubaab dafa sacré woon maanaam dafa am noo xam ne dañ ko woddee woon wormaal ko waaye loolu dafa désacraliser bu désacraliser sax baax na parce que éducation sexuelle dafa baax il faut
xale bi bu tollee benn âge ni mu koy waxee maturation de ses organes de truc ak yooyu loolu da nga ko war a wax bëgg naa ñu ñëwaat ci ak suñu yaay ji mu waxtaan ci bu baax waaw loolu déjà conseil yi naka la ñu war a mën a accompagner jeunes yi pour waxtaan ak ñoom seen sexualité parce que preuve que docteur Diagne wax na ko am na foo xam ne da nga fay toll da ngay am ay pulsions yoo xam ne c'est difficilement contrôlable naka ban encadrement moo si am tey jii ak ndax nit ñi dinañ waxtaan ak seen doom yi en matière de sexualité. xam nga professeur dugg na ci mooy les sujets tabous. xam nga li Aïda Mbodj maa ngi koy nuyu la grande dame di faral di wax daf ci am yoo xam ne il faut ñu décoder ko. pour xale yi mën a comprendre. mën a xam ni ñu koy comme ngeen koy defee. gis nga xiif lekk. ak plaisir est-ce que nit du ko judd wala après professeur yi di ngeen ma ci tontu. xam nga da ngay judd rek commencé matt sooy li nga mu rek li nga nangam. nga judd rek bu ñu laalee sa nopp nga nelaw bu ñu wokkee sa bopp nga nelaw wala nga jeexu donc est-ce que lii di plaisir est-ce que lii di xiif bugg a lekk duñ ko judd wala question bu may posé ci biir waxtaan lay doon. donc li ñuy wax sànq lépp macha allah fa tabarakallah ma nga ca mooñaale ba. mooñaale bu la ko dara jaral boobu ngay rëdd ci brique bi muy tooy. dafay topp xale bi. lu mu xumb lu mu tar lu mu danse am na looy topp bu la ko dara jaral wax nga ko léegi li sa papa waxoon li mu defoon li mu nangamoon li mu liwoon mais est-ce que bu la ko dara jaral boobu ñun jël nañu temps bi léegi. wax naa ne lii xew xale yi koy def ñun ñoo leen di jur du suñu yaay yu mag a mag yi de c'est rare nga gis ci koo xam ne yaayam am na 50 ans. moo tax est-ce que jël nañu suñu temps topp xale bi di dugal ci moom di ancrer ci moom lu indélébile loo xam ne mooy bu la ko dara jaral. ak ci lu mën di dugg. xam nga lii di plaisir ak lii di xiif bëgg a lekk dañ koy judduwaale te moo ñuy tënj. plaisir dañ ko fii bàyyi dem donc moom moo ñuy tënjee. loo tële loo loof dinañ la xol ruy ba muy couler di wàcc wala ndox ba bi ngay sedd. donc nekk na loo xam ne mooy tënj doomu aadama muy góor wala muy jigéen. beneen bi li tax muy yomb waxoon nañ ci ñoom duggaat nañu ci mais li nit kii wër soo ko dëkkee comment il va faire. nu muy def. dama leen koy laaj. day jël. doy na waar. day jël li mu wax dafa am solo c'est-à-dire que am na foo xam ne li mu naan nit dafay ànd ak maanaam sàkku bànneex. am na borom xam-xam yoo xam ne du psychologie du philosophie. boo leen lan mooy nit mooy ki nga xam ne un être de désir. dañ la naan sax quelque chose qui désire reste désirant ci latin. mooy maanaam koo xam ne li ko qualifié. moom mooy désir moo tax am na borom xam-xam boo xam ne mu ngi tudd Emmanuel Kant moom day wax ne boo ko seetloo ci li yàlla set yëpp kenn rek moom mooy yellool yar. nit. femme fit. gàncax kenn du ko yar. bàyyi ma kenn du ko yar. waaye nit dañuy jàng naka la ñuy nekkee nit. parce que bàyyi ma ba. nañ ko mooñaale lam war a dund yëpp mu nga ca biir nañ ko mooñaale. domte nañ ko. jax na du domte nañ ko sax maanaam moom nañ ko mooñaale rek lay demee. ma nga ca biir waaye nit nag moom dañ laa défier. dañ laan dafa am wàll goo xam ne bàyyi ma la. waaye li nga xam ne mooy nit ak ci yow. buñ la tabaxul gàgganti la teg la ci ay raay loolu du mën a fës. te comme ni ñu ko waxee suñ système yi ñoo dëñ moo tax sànq bi nga ma dogee dama bëggoon wax ne sexualité dundum sëy xëy na war nañ ko désacraliser waaye. bu ñu koy désacraliser itam mën a commencé ca biir kër ga maanaam waajur jigéen ñi di waxtaan waaye li am tey du désacralisation banalisation la banalisation nag mooy musiba bi mooy dem nga ba comme ni mu ko waxee sànq awra ne faa nga ci biti nga baal ma ci wax ji nekkatul problème am na loo xam ne da nga bu njëkk mais mara day taal yi muy daw ci télé bi mënoo imaginer yow bu commencé woon nu ngeen di def ñi xam nañ li ma wax de da ngay fay télé bi baa nga jóg waaye léegi nga baal ma ay xaw ma ni ñu tuddati série yooyu novelas mais da ngay gis ay scènes yoo xam ne yow xale bi âge boobu bu fekkee xam nga tuuti luy psychologie doo nangu mu xool scènes yooyu parce que ça te paraît banal ay nit ñuy fóonante yi nga baal ma ci wax jéeg yooyu waaye dafay greffé wu dans l'inconscient de l'enfant à tel point que bu situation présenté woo bu loolu du exprimer wu ci moom da ngay foog ni jikko ju bees la déedéet image forte yooyu nga xam ne ñoo greffé woon dans son inconscient à un moment précis psychologue bi da ci gën a sori ñoom ñooy ñëw mu matérialiser ko te yooyu yëpp dañ koy saggane kër boo dugg kuñung boobu indicatif bu xaw ma novelas la xaw ma moom ngay fekk te boo ñëwee bizarrement boo seetloo yaay jaa ngi toog du damay tuumaal soxna yi waaye parce que très souvent ñoom la rare ngay fekk borom kër gi di seetaan novelas am na waaye bariwul mais ñoom ngay fekk ñu toog en même temps seen doom toog seen ñoom wax ji yëpp lan la wax novelas yëpp ba mu jeex wax ji ci lu mu tëggu sëy
je t'aime moi jeex na loolu foofu la su ko defee yow univers mentalu xale bi dafay dem ba formaté wu ci loolu. mais est-ce que tey jii boo toogee di seetaan novelas ak sa doom comme ni nga ko da waxee ngaa warul toog di ko seetaan. non maanaam comme léegi dem na ba mu nekk presque normalité ci foyer yi ñi ngi di ko seetaan est-ce que su ko nit ñi est-ce que sooy xool yenn scènes yi ak moom du occasion nga ne ko gis nga lii ngay gis de du nii est-ce que loolu du nekk benn sorte de solution du la dégg lan la du la dégg mënu laa dégg pourquoi mënu laa dégg parce que yow déjà yaa ngi koy wane sa faiblesse boo xam ne tu es captive mënoo du mooy lii yow déjà yow ci sa bopp yaay ji yaa ngi tellement ci biir affaire bi que boo taxawee naan ko cependant yow moom du la dégg le discours ne passera jamais donc solution bi mooy da nga ko war a xamal ne dafa am loo xam ne da nga war a am foo toll ci ay at mën koo seetaan ak loo xam ne foo ci toll ci at war boo koo mën a seetaan kon yooyu moom moo dem bu tax li nga war nekk wàllu sëy nekk lu banal nekk ci pénc bi kon bu mu bett xale yi bu fekkee loolu la ñuy fooyee ca biir kër ya di ko fooyee ca télé ya di ko fooyee fépp bu mu la jaaxal xale bi bu wéetee ak ay portable am ak ay ñoñam def loola ba pare di ko filmer parce que moom dafa bugg a am novelasam bu mu yor ci télévision parce que bële c'est virtuel ñu muy seetaan la mais dafa bugg a am boo xam ne bii nag moom ni mu koy waxee live and direct la bu concret la bu réel la alors que dañoo bàyyi loolu yëpp law ba lor ko ci yegg ci lor docteur man dama bëggoon xam naka la ñu mën a expliquer à un adolescent boo xamante ne kooram mi ngi commencé di développer wu mu am yenn besoins yi naka nga ko war a mën a expliquer ne dafa war a mën a contrôler ay pulsions am. waaw xam nga explication bi yow yaa ngi koy teg ci société bi ngay dund xam nga soxna Gagne Siri ni muy waxee ak adolescent fii ci Sénégal ci ni mu war a taxawee ngir ëllëgam bokkul ak peut-être ndaw si am ay atam ni muy waxee ak ab doomam ci France wala ci feneen ci tugal bokkul lu ci nekk rek da nga koy teg ci valeur sociale même fii ci Sénégal sax am na ci selon localité yi ñu nekk ñu jigéen di wax ak doomam ci bu nekkee adolescent ak keneen ni muy wax ak doom yoo xam ne day am day lu ci waroo parce que li Émile Durkheim doon wax éducation mooy socialisation jeune génération par la génération adulte et socialisation yaa ngi koy def uniquement say valeur ak say réalité sociale d'abord il faut nit ñi xam ne sexualité lu normal la xam nga thème bi dañ ne sexualité ci jeunes yi lu normal la sexualité également mën du rek rapport sexuel sexualité leneen la ñun ci psychologie c'est lu bari la laal loo xam ne nit ki ay yëg-yëgam li mu war a def li muy dox ak yooyu donc lu normal la mais dafa am ñoo xam ne normalul ci ñoom selon ñun suñu société dafa am dañ ko encadré ni ñu koy defee xam nga jëkkër ak jabar yi nga xam ne sax dañ leen maye ñëpp xam ne ñii jëkkër ak jabar lañ dafa war a am na fu ñuy defee seen sexualité mu indigné nit ñu ñëw jàpp leen yóbbu police pourtant seen sexualité la ñuy vivre pourtant légaliser nañ ko ñun ci suñu société tax ko ca jàkka ja dem tribunal donc lu normal la mais suñu société dafa jàpp ne ndaw bi am na foo xam ne bu fa tollee normalul et ndaw boobu du yomb ci moom parce que nit ci jaar-jaaram dafa am yoo xam ne da koy yëg comme li muy wax maa ngi dëggal ni sexualité besoin biologique la d'ailleurs en psychiatrie bu ñuy définir les critères de normalité ndax nit normal na wala normalul sexualité daf ci bokk dañ ne l'aptitude au bonheur nit dafa war di yëg métit di yëg naqar bu dëj amee mu am naqar bu tabaski jotee fan yi di ñëw mu kontaan ni ñëpp bu tabaski jotee mu mer wala dëj jot mu muy fekk dañu xam ne kii normalul beneen bi ñu ne l'adaptation au milieu social bu ma ñëwee fii gis ne nit ñi nii lañ toogee damay toogee noonu bu amoon keneen ku fi sumeeku woon léegi ñu xam ne kii kat yenu na ay dàllam normalul troisième critère de normalité bi ñu ne la jouissance pleine de sa sexualité am na ci borom xam-xam yoo xam ne ci psychiatrie ak psychologie boo ñëwee ne man du may am yëg-yëg dañuy jàpp ne normaloo donc sexualité dafa bokk sax ci critère de normalité nit ki waaye rek c'est encadré ba tax na nag xale bi boo koy gunge kii moom ni nga koy tàggatee pour moom mu mën a résister ci loolu parce que du sax xale bi mag sax mën na toll foo xam ne day am ay pulsion énergie sexuelle boo xam ne dafa naqaree canaliser loolu ñuy wax libido loolu wax libido moom la Freud doon tuddee énergie sexuelle boo xam ne dafa naqaree canaliser d'ailleurs bi muy même définir ces instances le ça le moi et le surmoi dina am foo xam ne côté moral bi moom mooy intervenir côté moral bi nag ñu ngi ko adossé wu ci valeur ak réalité sociale bi yow lii waroo ko def tàggat ndaw xale bi ba moom mu jomb koo def jomb mooy loo xam ne même bu fa kenn nekkul boo jàppee ni kenn gisu la yow doo ko def
lu tax parce que da nga naan man li ma sama yaay wax li ma sama maam wax askan bi ma bokk diina ji ma bokk. rus naa def waaw dimension jomb nag niveau jomb dafa nekk niveau boo xam ne il faut ñu tàggat la nga dëgër trop ba nga waral mën a toog nekk ndaw jigéen ñëw simmeeku sa kanam nga ni noo jomb naa def lii wala jigéen nga ni noo ñu ne la yow kat askan bi nga bokk tant que yow mayewuñ la lii doo ko def et loolu dafa travail mental la travail éducation la bu xóot boo xam ne yombul mais il faut boo bëggee accompagner ndaw il faut nga def loolu. maintenant nag tentation yi dafa bari. et tentation yi lu muy gën di bari rek ngay exposé wu. ñoom dañuy faral di wax ne jigéen day raw. jigéen day rëcc xaw ma du raw. genre am na olof yu ñu koy wax pour wax ne du të day raw waaw du të day raw. mu ne jigéen du të day raw. lu tax parce que da koy préparé wu mu parce que ku jigéen ki du xam. da ngay nekk adolescent yow xamoo sax sa yaram. nga dajeeg góor goo xam ne moo la ëpp expérience et nit ku nekk dafa am ay zone érogène mooy zone yoo xam ne dafa sensible parfois jigéen ñëw dem ba góor tëdd ak moom mu day bàyyeeku de parce que dafa bàyyi rek ku góor ki laal ay zone yoo xam ne waru ko woon laal parce que lu mu koy gën a laal désir bi di gën a yokk mais boo ko ci yarul ne ko yii kat góor waru ko gis yii kat góor waru ko laal waru ko gis ba koy laal mais bu xamul moom day jàpp ne buy ñëw mën na ñëw ci boppam ne mën naa nekk ak sama far ci lii def ak moom lii du ma egg fee. mais am na loo xam ne bu ca eggee dana egg fa nga bañ mu egg fa. mais maman man li ma bëggoon xam mooy hormis tey jii dama ko bañ a fàtte li muy wax xam nga lu may fàttali émission boo xam ne war na def 15 ans léegi. ñuy def ci virginité bien que bëgg ñu laal ko. parce que yaa ngi ko ñëw dama doon bañ mu anticiper ci. professeur gis nga bi ñu defee émission xale bi daf ma jël antenne ni ma yaay mu ne ma musuma nangu sama gémmeñu yaay que ni man dama war a denc sama ndaw. sama yaay musuma xamal ni jigéen dafa war a denc ndawam kooku lu mu def kooku victime la en fait nga am wayjur wax nga ko léegi sexualité aayul mais nan lañ koy defee ban âge est-ce que da nga ko war a filmer est-ce que dañ ko war a passante vidéo yi nangam ak i nangam bu njëkk mag sax buy seetaan yenn yi ba moroom magam ñu sax da koy nëbb day rus waxtuma laak léegi xale di ko def di ko passante su xale nag amee yenn at yi di la wax ne musuma xam ni dama war a denc sama ndaw keneen taxaw lu ma lay wax lu leer di wax ne man sama doom digaluma ko muy denc virginité nit bala ngay dugg ci moom da nga koy nangam ñu ngi doy na borom xel fu ñu jëm mooy li nga wax décision des parents collective la gëmuñu ko quoi ñoom loolu mais non seulement ça boo ko may xam nga jomb la wax mais à côté de jomb comme Freud la wax il faut nga teg ay mécanismes xam nga Freud dafa ne non seulement dina ko jomb ndax valeur yi nga xam ne da nga ko jox waaye itam daf ci boole te mu méngoog jàngale suñu réew mi ne xale bi warul am jot mooy da nga ko war a bu fekkee dañ koy wax langage psychanalytique da nga ko war a jox des moyens de sublimation maanaam boo xoolee sax kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ngànkoon yar gi fii mooy kilifa diine yi rawat na ci entre jàng alxuraan bi ca fajar ga entre dem yelwaani ba entre dem taxani mat ak béy jotul leneen daf fi amuloon kon nag il faut que à côté transmission valeur yi ngay def nga fexe ba ni ngay organiser le temps de prise en charge de l'enfant nga fexe boo xam ne buy génn kër ga buy dem école buy jàng si buy ñëw dem tàggatu dellu siwaat diggante boobu bu fekkee def nga li nga war a def même bu fekkee mënoo ko koo tere mais du am possibilité du am jot bi nga xam li ma bëggoon rek leeral foofu tuuti mooy am na tey jii comme mécanisme yi ngeen wax am na parents yoo xamante ne loolu lépp matal nañ ko mais boo xoolee ce qui s'est passé par exemple récemment nga xam ne xale yi bi ñu koy def jour korité la ñu ngi koy def ci heure boo xamante ne xale yu bari dañuy génn dem seen seeti seen xarit yi ñaani ndéwénal jàpp naa ne parent warul mun a bañal tey doomam nga ne ko damay dem ñaani ndéwénal parce que nekk na benn tradition boo xamante ne ñu bari dañ koy def ndekete ñooñu ñaani wuñu ndéwénal dañu génn dem jëli appartement dem def lu leen mais noonu naka ngay munee tey jii contrôler seen temps ba xam ne kii tey dafa war a jàngi dafa nii parce que dëgg la temps wu jàng am na temps wu dem sa lecture am na dem sa alxuraan ba am na mais temps de loisir aussi day am ci xale yoo xamante ne moom nu mu koy utiliser yow ça peut échapper à ton contrôle. waaw mais xam nga ñooñu ko def xam nga nit ñi ñoo jël rek daal di fësal bésu korité pour gën a dramatiser. pour maanaam gën a wane ni affaire bi ni mu ñaawee. mais lan la ñooñu. xaaruñu ba sécurité keroog lañu feeñ keroog booba lañu feeñ boo moytul ba ñu xëyee di jàngi
war a def philo 10h midi soo ngeen ñëwul 10h midi boobu jàll dama lay wax rek loolu nit ñoo ko dëkkee noonu mais donc ça veut dire que le problème il est plus global. il est plus global mooy prise en charge la moytu lii nga xam ne moo am suñu pays xam nga lu fi am laal dañ ko waxante hypocrisie généralisée dañ ko nangu construction de fausses valeurs ñëpp ànd ci looloo fi nekk crise bi doy waar hypocrisie généralisée bi xam nga lan la mooy ci lan wow da ngay gëmm ci xool xale bi mu génn sa kër xam nga ne lii mu sol sa diine ji ngay revendiquer ak lépp nga gëmm ci muy dem ca l'école ba jaar noona booy yegg ca télé ba ñu koy filmer ñëpp te ku nekk xam na ne bu wéetee mu ngi naan maara day taal nii ak nii ak nii donc démission collective la boo xam ne société bi mécanisme yam doon am fi mu nekk lépp nga banaliser xale bi ñun ci suñu bopp waajur ñun ñoo njëkk a nangul ko xale yi ni soxna si le sexe n'est plus tabou ñun ñoo leen ko njëkk a nangul ñoo leen ko njëkk a nangul ñooy nangu waa ji ñëw dal dugg ca biir néeg ba xamuñ lu mu fay def ne moom daf ko seet si ñu gëmm c'est la modernité y a pas de problème nit kenn mënu koo ñàkk a seeti nangam ñooy gëmloo ne mën naa génn comme ni nga waxee loisir ñibbisi à 3h ou à 4h du matin ñun ñooy gëmme loolu y a pas c'est pas grave parce que concert diw la quoi da nga leen di may au moins ñu dem alors que c'est des fausses valeurs ñun ñëpp ñu nangu gëmm ci ñun ñoo ko njëkk a yombalal xale yi parce que mën naa la laaj benn laaj si li ngay waxee ni balaa ma koy fàtte est-ce que nit mën na may doomam ku mu xamul xam nit gaa jafe na professeur xam naa di nga ci wax mais est-ce que nit mën na may doomam soxna ku mu xamul mooy construction de fausses valeurs yi ma la wax mënta nekk en principe mënta nekk mais tey lañ lay gëmloo ne c'est l'amour maanaam mbir mi daal bëgg ko mu bëgg la am na yoo xam ne taxawul alors que dañuy fàtte ne même bu fekkee le sentiment il est individuel mais le mariage est une institution sociale et en tant que tel dañ ko war a encadrer bu ñu waxul naa fekk nga baal ma ci wax bi kenn warta may sa doom koo xamul sous prétexte que bon moom la bëgg nit ki da ngay respecter ses sentiments ki nga xam ne moom la bëgg mu bëgg ko et cetera pourquoi parce que après la cay jur du yem ca couple ba dafay law ci société bi détruire ñoom seen bopp détruire seen dund détruire société bañ nekk joxe de contre-valeurs et de mauvais exemples kon kenn du may sa doom ci bëgg naa ko bëgg na ma déedéet est-ce que yéen a bokk pas-pas est-ce que seen sëy boobee di ngeen ko teg ci anam yi nga xam ne bu dee jullit la wala waa jàngo bi la foofu lañ ko teg mais ñun ñëpp ñoo démissionné daal di jël valeurs yooyu dindi teg ko fële ñëpp nag nangul nañ ko jël ay fausses valeurs dama ciy insister ñëpp érigé ko ñu nangu ko muy dem fépp ñu ne mu après nag ñu taxaw di jooy ñun ñoo njëkk a yombalal xale yi je le dis 100 fois ñoo banaliser la sexualité ñooy nangu nga baal ma ci wax ji ku am ku mel ni suñu kilifa gi sol lu ko neex ñu di ko gis di ko teg bët dagg booba je ne suis pas contre la def lu ko neex je suis pas contre ça waaye boo dama lay woon ni boo nangoo loolu li ma bëgg rek mooy cohérence boo nangoo loolu après bu fi nekk di xëcc ay valeurs yoo xam ne méngoowul ak li loolu di changé boo nangoo loolu nangul lépp li mu àndal nee nga c'est la libération c'est la démocratie lu neex waaye mu def ci lim la laaj dama bëggoon rek balaa ma koy fàtte parce que en fait dama bëgg a xam ndax tey jii sentiment yooyu ngay wax est-ce que c'est dissociable de la sexualité non c'est pas dissociable est-ce que sentiment ak sexualité ñoo ànd wala mën nañ def fii sentiment sans sexualité non c'est-à-dire est-ce que jeunes yi tey jii mën nañ vivre seen les termes bëggante seen amour xam nga sans déjà pour woon autant na def leen la sexualité c'est un tout newul rek la ko lakk en tant que tel sexualité c'est un tout lépp li wër mbiru sëy la lépp li ko wër bokkul ak sëy bi nga xam ne moo mën a boole góor ak jigéen waaye comme ni ma la ko waxee boo ko seetloo fii problème bi gën a nekkee ñun li ñuy wax nii yëpp man bu nit ñi di scandaliser wu billahi mën naa laa giñeel na du ma scandaliser wu dama naan tout à fait normal pourquoi tout à fait normal ni mu la ko waxee nga solu te soluwoo ne lépp faa ngi ci biti xale bi lu ko neex mu def commencé ko ca biir kër ga nga bugg a jaaxle xale boobu génn dajeeg ndaw daal di ko sàkku
alors que lépp li nga xam ne li nga koy préparer à ça yaa ngi koy gis di ko xool muy raam ba loolu yegg si nga ne c'est un scandale. Ce n'est pas un scandale parce que dañoo démissionné ci suñu rôle kilifteef ci suñu yar su ko defee bàyyi xale yi boo waxee ñu ne nous sommes à l'époque moderne comme si modernité n'était pas compatible ak yar goo xam ne dina defar nit ki. ñun ñoo ko nangu suñu penc. communication ci famille dafay jur lu bari. du manque de communication démission. xam nga sànq total. voilà mu am divergence entre papa jeeg yaay ji. ci éducation ni ñuy gérer xale bi. sànq ci li nga bëggoon ñëw loolu laa bëgg ñu waxaat si tuuti mooy bi ngay da nga ne tey jii être vierge ce n'est même plus à la mode. parce que nit ñi dem nañ ba banaliser ko ba bon nit ñi laajatuñ sax seen doom yi ndax ils doivent arriver au mariage vierge ou pas est-ce que tey jii pour man est-ce que école wala le fait que di ànd en groupe amul influence ci loolu parce que je m'explique tey jii soo leen ñëwee ngeen nekk groupe xale kii di defee nii kii di defee nee sa yenn xarit yëpp di la wan ne la lii moo nekk à la mode est-ce que yow doo dem ba complexé xalaat ne nekk vierge dafa nekk loo xam ne dafa déphasé waratul. waaw xam nga loo gis rek perception bi ko nit ñi di jox ak enjeu bi daf ci compter. xam nga indicateur bi lay wan ni bu njëkk virginité valeur bi mu amoon suñu société changé na mooy disparition li ñu tuddee laabaan. yow kañ nga gëj a gis laabaan laabaan da daan jox valeur da daan jox enjeu le fait que xale bu jigéen bi mën a jàpp ne non man kat dama war a sigil loolu mais actuellement dañuy marié après dem lune de miel couple bi rek ay ànd dem. pratiquement yan bàjjaneeg yooyu ñu ci bëri duñ toppatoo sax lan ma fa xew. beneen bi. mais pire que ça. laabaan nu ngi am de. waaye dañuy xam ne dara neew fa ñun ñëpp ñu nangu xam ne dara neew fa ñu nangu comédie boo xam ne moo fa nekk xam nga fi may waxee. waaw beneen bi également li muy wax. ñu xam ko xam ne dara neew fa. kii ñuy dem ba ñaata yoon ñu nax doomu jàmbur ba suturaal kii ne dara nga xam nga loolu aussi day tax. après xale bi lu muy def enjeu bi du amati naa ko def par espoir rek ñu comédie. day tax parce que enjeu bi mooy pression bi mu lay teg pour yow nga war a jenc loolu. yow boo xamee ni ci lu wóor parce que mën na am ñoo xam wala say xarit yu ko def ba pare que mën nga noos def lu la neex. bu jotee après li ñu bëgg nga présenter leen ko di nga leen ko présenter. ak fi am. pression bi day wàññeeku. beneen bi également même ci valeur sociétale en termes de matérialisme. dafa dem ba tegatul xale yu jigéen ñi pression. léegi même góor ñi pour ñu takk jabar ñu ci bëri. dañu am tendance matérialiste. bien sûr bu ñu amee tendance matérialiste xale bu jigéen bi ñuy wut moom day góorgóorlu rek jàng am liggéeyam gis nga bu góorgóorlu jàng am liggéeyam. ku góor ki seetatu ci virginité li mu ciy seet mooy ndax mi ngi liggéey. mën ma jàppale wala ñu nekk couple boo xam pour dire que. dafa am lu bëri loo xam ne moom moo changé loo. paradigme yi. ba tax ñun ñu egg ci situation bi mu nekk lu difficile. bon nit nekk sànq sama jigéen ñu may laaj nit ndax nit mën na ko xam. nit yàlla rek ko xam. dafa lëndëm man formation psychologie bi ma def psychologue conseil bi ñu demee. ba war a génn. dafa am ci sunu news formateurs yi ku waxtaan ak man ne ma yow def nga épreuve yëpp lii mooy dernier entretien bi xëy na sax bu ñuy gisante waat ay collègues la ñuy nekk. li ñu la jàngal yëpp ci psychologie objet psychologie mooy comportement mooy xam nit. domaine bi métier bi gën a mën a xam nit spécialité mooy psychologie l'objet de la psychologie c'est le comportement donc bi mu demee ba ne ma yow yaa ngi génn lan ngay mooy sa dernier mot lan nga jàpp dama ko ni man jàppoon naa bi may def concours bi di def formation bi te ni bu may génn dinaa xam nit ci lépp mais là li ma la mën a wax mooy ndekete nit kenn mënu ko xam mu ne ma vous pouvez disposer mën nga dem pour dire que nit kenn mënu ko xam yàlla mi ko bind rek defar moom moo ko mën a xam mais nit ku nekk rek da ngay góorgóorlu xool la nga xam te nit ki nga jàppee ko ba tax na man jàpp naa ni nit warta may doomam koo xam ne xamu ko en tout cas parce que parent boo gis dafa am responsabilité sàmm ay doomam diine wax na ko société bi daf ko teg sa ndord que ni yow yaa am responsabilité jox ñu ay citoyen defaral ñu ay citoyen defar nit ba ëllëg sa doom xëy na mën na la ko gërëmee ba tax na jàpp naa ni nit doo topp rek sa doom lu mu bëgg rek nga dem ci mais professeur Songo wax na ko actuellement ni ndaw yi ñoom ñooy commander société bi lii xew nii ci gestion Covid bi
yi ñu génn yëpp mais ndaw yi ñoo ñu ko imposé. bi ñu génnee taal ay mag ñi mënatuñ wax ñu déglu leen. bi ñu génnee def ay émeute taal fii taal fële. ñu levé da nga gis et amul benn mag boo dégg. man dama bokk ak moom gis-gisa maa ngi kontaan heure bu mu amee borom xam-xam boo xam ne ñoo bokk ne Sénégal société bi bu amoon benn mot bu ñu ma wax qualifié ko damay wax hypocrisie. bu ma amee borom xam-xam bu mel ne moom bu bokk ak man xalaat boobu. dinaa ci kontaan tiit ki. parce que nag bu ma sañoon société bi ma bokk di ci dund. mais duñ ñu qualifié loolu. or loolu moo fi am. am na benn sama benn naataango sexologue bu tudd Jeanne Diaw xëy na xam ngeen ko. dama ko mos a woo. ci université bi may liggéey na ko dama bëgg xale yu jigéenu Claudel yi ñu defal leen benn conférence wax ak ñoom ci affaire sexualité. mais comme Sénégal lañ nekk te société bi dafa doy waar bugguma ëllëg ñu ne ñun ñi jiite université bi. yéen a ko yàq. ñun ñoo ñëw di wax ak xale yi lu doy waar. donc ñuy def ma ne ko dañuy def briefing avant ñuy def kii bi conférence bi ma ak yow. ma ne ko non xam nga il faut ñu encadrer lii mu déglu ma ba sonn ba pare mu ne ma Xalifa mu ne ma yow da ngay caaxaan. yow jàpp nga ni yi ñu fi wax yëpp xale yi xamuñu ko ñun ñoo leen di encadrer ñoom ñoo ñuy encadrer mu ne ma au contraire ñoom ñoo ñu ko gën a xam ñoom ñoo ñuy encadrer. ba tax na bëri na ñun lu ñuy yaakaar ci sexualité. que suñuy doom suñuy suñuy xale xamuñu ko. fekk dépassé nañ ko ay ati at. di dem. mais tey jii kon parents yi naka la ñu mën a aborder sexualité ak seen doom yi. xam nga dina doy waar xam nga lii ñu wax sànq. puisque jàng nañ lépp ci réseaux sociaux yi tudd sax damay bañ a dama naa rek rejoindre naa leen ci. mais dama koy sax bañ a tudd. am na bés ñuy def benn émission yàggul trop def at yooyu rek. ñu essayé invité seen yenn ci ay nattangoo ñuy def éducation sexuelle xale bi su amee ñaata at la war a tàmbali ngay wax ak moom segam war nga xaar loolu segam. benn ñi dugg dafa bari daan ne naka ngeen mën a toogee ci télé di jàngal ay xale ni ak ñi la ñuy defee mbiru góor ak jigéen xam nga foofu ñàkk dégg am na fa. parce que boo dee éducation sexuelle rek ñu yaakaar ni. yaa ngay jàngale nii ak nii ak nii baat bi sax jarul taxalu yàgg ndax léegi ñu ne ña ngay waxtaanee loo xam ne lu dul yoon la. donc wax ngeen ko gis nga pour ñu jubbante xale yi day metti sama benn sœur nee na ma gañ siri ma ne ko mu ne ma bu ñu musaan tooñ dañuy daw kalaame ji waaye tey jii ña ñuy daw doon kalaame ñooñu ñooy def fan la ñuy kalaameeti. donc lii la ñu am. jotaay yu mel nii la ñu am di ci dara ay borom yi xam-xam ñuy wax xale yi. xale yi dégg loo xam ne ñu ngi tontu seen i laaj yoo xam ne bëggoon nañ ko laaj te rus ko laaj. di tontuwaale yaay yi nga xamante ne nii bëggoon nañu yor xëy na te xamuñu fu ñuy jaar parce que ñi mel ni man bari na. émission bi lu ma ci laal xam naa ko lu ma ci concerné ma koy dund xam naa ko ma bañ ak ma nangu xam naa ko donc jataay yi rek la ñu am léegi parce que fañ doon kalaamee bari na ci ñuy def di defaate. wax na ko sànq te da xale bu jigéen bi wooyaayam ni ko kontaan naa jaanam wàcc na. dañ ko fii gis mais noonu la mun a def. parce que ñaata xale la ko ñàkkaloo. bu ko weeree ñaata xale la ko ñàkkaloo. donc gis nga wax na ko léegi mbirum sexualité. taxaw li ñu naan xeex daju baaxu ca. du xeex sax dañuy négocier parce que xale léegi boo xeexee ñu doon la coup de poing nga daal ñu romb la dañuy négocier ak ñoom waxtaan ak ñoom rek. loi yi mayewul xos yi du ko maye. te ñu fexe ba xale yi góor ci ngor. gis nga jom boobu ñuy wax. ak nangam geeg bu la ko dara jëlee xale bi il faut nga mooñaale ko mu góor ci ngor mu koy topp di ko alimenter mooy tax lu mu bëgg a def ragal dina tiit dina nangam fii laa bokk fële laa bokk waxoon nañ ma nangam ba may am at sàngam. mais est-ce que nag léegi ñun yaay jëlet nañ temps boobu. parce que bu yàqoo ñun lañ koy ji ñun yaay yow. waaw exactement ñàkk ci wax musiba la. ñàkk ci wax musiba la cancer lu tax muy weer. mooy c'est parce que dañ koy yéex a gis. exact ñàkk ci wax parce que mi ngi am. bëri na ay xale yoo xam ne mënoon nañu éviter ñu perdre seen virginité grossesse non désirée. parce que ñoo xam ne ñàkkoon wax ak ñoom kese la. ak ay avortement clandestin ay xale boo xam ne. ñëpp dañ naan ci koñ bi kii dafa yaru. mu yaru yaru ñëpp xam ne dafa yaru innocente la. nga gis koo xam ne moom day génn di dem ak dikk ñu naan kii. moom day dem lii. ñu jékki-jékki yuuxu jib fu ñu ko foogee wul. maa la ko wax pourquoi parce que kële li muy génn moo tax moom mu xam. maa la ko wax donte génn gi kii yuñ ko. mais permettre na ko am na yoo xam ne xam na ko. am na yoo xam ne xëy na moom mën na ko maytu am na yoo xam ne xëy na wax na ko ak ñeneen. mais kii mu ñàkk a génn atu la. mais ci ñàkk a génn googu il faut ñuy wax ak moom. pourquoi parce que benn bés bi muy génn rek musiba mën na am. mais docteur est-ce que tëj boobu sax solution la. non du solution.
du solution. boo tëjee kii tijji portable bi tijji. man loolu lañ wax boobu ba tey ñu ngi joxaan. te boo demee maa ko jëndal. waaw ñu ngi te xale yi tey jii gis nga ay téléphones yu sophistiqué lañ yor yoo xamante ne lépp mun nañ ko ci am. boobu ba tey ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma téléphone yi réseaux sociaux yi. am na benn expert boo xam ne mi ngi liggéey ak ñun Mamadou Diagne la tudd. moom moo yore fii suñu équipe digitale am na benn taxaw seetlu bu mu ci def ñu ànd seetaan ko balaa ñuy dellu ci suñu thème. waaw li nga xamante ne xale yi nag ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi dafa doon loo xamante ne dafa laloo ci utilisation bi parce que daanaka ñu bëri ci ñoom xamuñu nan la ñuy utiliser réseaux sociaux yi dañoo jàpp ni réseaux sociaux yi war nañ ci dugal lu leen neex ak saa yu leen neexee en fait dafa am lan loo xamante ne ñu ci bëri dañu jàpp ni benn question de reconnaissance sociale pour ñoom balaa ñoo am buzz balaa ñoo am benn popularité dañoo dugal image ci réseaux sociaux yi gars yi aimé wala gars yi commenté donc dafa doon ba loo xamante ne benn culture numérique amuñu ko ñu bëri ñoo xamuñu nan la ñuy utiliser application bi pour ñoom dañuy dugal photo gars yi aimé commenté ñu am fa buzz tout ça quelle que soit la photo bi ñuy dugal nag loolu nag dafa doon responsabilité bu ñu leen jiitu am seen parents notamment ak ñi nekk ci internet bi parce que au-delà de aspect bi nga xamante ne xam nañ ko mooy la base utilisation des réseaux sociaux mooy communiquer échanger avec les différentes personnes ak say xarit ak dugal photo yi tout ça mais dañoo sentir benn vulgarité ci utilisation bi sur certaines plateformes notamment que ce soit Instagram ou TikTok nga xamante ne ñoom pour ñoom suñu dugalul photo boo xamante ne c'est dans des positions assez obscènes gars yi duñ leen bàyyi xel wala duñ leen sóoraale donc c'est une question sociétale c'est une question aussi mentale par rapport ak xale yi ñoom ñoo war a xam ni c'est pas que da ngay dugal photo bu rafet nga war a am benn reconnaissance sociale que am nga benn posture bi si la nit ñi di la nawee c'est une vie virtuelle qui essaie de se donner qui essaie de se valoriser sur le net or à côté d'une vie réelle peut-être qu'ils n'ont pas une certaine renommée. loolu lépp dafa benn résultante la comme on dit rek xam nga souvent xale yi ñoom dañuy jël seen photo montage ko collage ko tout ça pour mën ko diffuser sur les réseaux maintenant nag tendance le motif yi dafa doon loo xam ne xam nga application bu nekk ak fonctionnalité bu muy indi ak aspect bi nga xamante ne innovation tu sais souvent les jeunes sénégalais doivent voir au-delà des applications wala utilisation bu ñuy def ci application bi loolu c'est une certaine culture numérique boo xamante ne war nañ kaa am parce que application yi boo xamante ne saa su ne ñu ngi koy créer wala di ko innover benn but la am pour mën a faciliter ku nekk utilisation internet wala pour mën a indi benn fonctionnalité en plus le motif nag comme tant d'autres applications benn application de montage de collecte d'image vidéo ak son pour nga mën ko diffuser maintenant nag su fekkee ne yow da ngay utiliser application bi ngay collage yenn vidéo obscènes yi wala yenn photos yi obscènes yi mu filtrer dem ci feneen mu fuiter dem ci feneen loolu noonu ça veut dire que utilisation bi nga def baaxul loolu nag c'est une responsabilité bi nga xamante ne comme je dis souvent soo amee sa doom muy utiliser ay application quelle que soit l'application parce que application boo mënti utiliser balaa nga see accéder dafa am ay termes de référence yi nga xamante ne dañu naan accepter la majeure partie des jeunes duñ ci accepter benn dañuy accepter mais dañuy lire rek avancer dañuy lire accepter avancer duñ sax xool lan lay jëriñ loolu nag c'est de la responsabilité des parents parce que application bu mu muti da nga war a mën a xool bii ba njëriñ la am sama doom lan la si jàng suñ doon xool tey application yi nga xamante ne c'est la majeure partie des jeunes application yi nekk seen téléphone soo si xool 2 à 3 applications ñoo si am njëriñ nga xam ne kii mën na si sàkk xam-xam tout le reste des applications c'est des applications destinées à dugal ay photos commenter poster dugal ay photos commenter poster échanger avec des personnes c'est des applications de discussion ou de messagerie instantanée te loolu taxul ñuy wax xam-xam donc comme je dis souvent parmi pour l'utilisation des réseaux sociaux gars yi dañoo war a def am benn culture numérique su ko jëree sax ñu ne les parents doivent former les jeunes beaucoup plus à ça nga ne duma la tere nga yor iPhone ou duma la tere nga yor téléphone duma la tere nga télécharger ay application mais utal loo xamante ni dina am njëriñ non mais pas 2 3 sax xam nga application yi nga xamante ni am na njëriñ bëri na si Galaxy App Store wala Play Store bëri na yi nga xamante ne mën nga say jàng et tout maintenant nag le plus souvent li nga xamante ne dañ koy ñaawlu mooy application de messagerie instantanée ak de discussion yi gars yi dañ fa def kër sénégalais xale yi sénégalais dañ ko def kër ils passent toute la journée sur WhatsApp ils passent toute la journée sur Facebook ils passent toute la journée sur Insta wala Twitter di photo wu di dugal or ñi bàyyi l'essentiel de côté muy sàkku xam-xam bi fépp foo dem nag peut-être muy WhatsApp muy application nga xam ne mën nga faa sàkku xam-xam mais y a des plateformes dédiées pour ça y a des plateformes yi nga xamante ne c'est dédié pour nga mën a jàng gën a yokk sa connaissance gën a évoluer même au-delà de ça application yi nga xamante ne dañ koy defar mooy jeunes yi nga xamante ne ñu ngi siy ne mën nañ dem gëstu nan la ñuy defaree wala ñun en tant que jeune africain nan lañ mën a xalaatee suba suñu avenir si ñun lan la ñu war a mën a développer adapter suñu contexte
adapté suñu contexte parce que soo xoolee ñun je te donne l'exemple de l'utilisation de l'application TikTok xale yu bëri en fait parmi les applications ñu bëri dañ koy ñaawlu parce que xale yi foofu la ñuy nekk di def ay vidéo di dugal 30 secondes di nekk ci yenn position yi nga xamante ne c'est assez obscène gars yi di ko dénigrer mais utilisation application boobu noonu am na yenn dëkk tugal dañ ko tere da ngay dem ay dëkk dañuy tere ay application à l'étranger lu tax au-delà de l'aspect géopolitique, au-delà de l'aspect des données personnelles, dañuy télé application loolu c'est beaucoup plus pour protéger les enfants. di ko jaajëfal moom nga xam ne moom mooy Mamadou Diagne ci jàngat bi nga xam ne defal nañu ko ci influence bi nga xam ne réseaux sociaux yi am nañ ko ci sexualité jeunes yi aujourd'hui wax na ko nee na jeunes yi dem nañ ba amatuñu dissociation entre vie virtuelle ak seen vie normale bi nga xam ne moom la ñuy am bëgg nañ li nga xam ne moom la ñuy gis virtuellement peut-être mooy ci yenn vidéo pornographie ak yooyu mu leen di influencer ñu bëgg ko traduire ci réalité. Absolument. ban jàngat nga ci am yow. wax na lu am solo ba laal dimension psychologique yu yenn personnalité yi. xam nga jigéen walla góor. bu amee yenn at yi day soxla ñu ku ko valoriser. day soxla société bi am wekk buñ ko wekk. moom nag parfois moom ay référentiel jàpp ne lii kat mooy tax société bi weg la ci loolu mën na nourrir ay complexe yoo xam ne jàpp na ni am na loo xam ne il faut mu def ko pour mën a wane boppam am na ñoo xam ne loolu la ñuy def par exemple jàpp na ni non il faut que man ma tas sabar gi buñ jëlee ci bu fekkoon ni internet amul sabar moo am moom day jàpp ne day ñëw foog ma toj sol loo xam ne vraiment tas sabar am nañu sax ay sabar yu fi musaam yoo xam ne ka toj xëy na moom solul li war a nekk ci suuf mais moom da ko doon def pour créer sensationnel loolu nag ñu ci bëri dañu transférer loolu ci internet ci réseaux sociaux yi jàpp ne ñoom également pour def lii il faut que ma def loo xam ne nit ñi dañuy wax ak man defe naa philosophe bi doon la wax am na philosophe bu mag bu doon wax ne ci Grèce antique defe naa boo bëggee siiw da ngay attaquer ku siiw da ngay attaquer un homme célèbre pour nit ñi di wax ci yow léegi c'est pour attirer l'attention seen bopp léegi nag ñooñu seen ni ñu leen yaree moo tax ñu am complexe boobu ba jàpp ne ils ont besoin de ça pour nit ñi joobe leen pour nit ñi wax leen sans pour autant ñoo xam conséquences yi li mu leen mën a jural ëllëg loolu lu am la beneen bi il faut nit ñi xam ne internet mbedd mu mag la mbedd mu mag la ba pare bëri ay moyens de transport yu la fay yóbbu moyens de transport yi mooy application yi mu wax ak yooyu da la fay yóbbu parfois sax nga juum am na wane loo xam ne bëggoo ko woon bëggoo parce que yow mi koy utiliser yow xamuloo ko nañ koy utiliser am na sax bu mu sas parents yi également amul benn chance pour problème am rek pourquoi parce que particularité actuellement technologie bi mooy xale yi ñoo ko gën a maîtriser seen parents xam nga koo xam ne da nga ko war a jàngal ci dara da nga ko war a yar ci dara te moom moo la ko gën a xam man parfois ma gis sama kër sama doom yi am ay 4 5 ans jëm 5 ans amagu matul 5 ans yi sax matagul dañuy def loo xam ne man daf may jaaxal dafa seen xale yi parce que c'est extraordinaire te parfois am ku ne non tere leen ko man dama def choix du ma ko tere samay doom joxuma conseil boobu kenn nag parce que néew ma fi pour joxe conseil damay wax man personnellement dama def parce que ñu bëri dañ ma mës a laaj sama doom ji portable bi âge bi et cetera gis nga technologie fi mu toll nii dafa bokk ci liy déterminer xarañte xale yi seen jàng ci lépp retard bu mu ci am rek day am impact ci seen jàng ce qui fait que moi j'ai fait le choix de ne pas porter préjudice à mon enfant mu am retard ci yooyu par contre nag lu ci nekk dama ciy wax ak moom damay jël lii test lii mooy lan bu ma amee doom bu jigéen am na fu muy toll damay ñëw defal ko éducation sexuelle dama koy jàngal lépp luy organe génital bu ci nekk lan lay jël lu tax ñu tere lii bu amee lan la kii bu la wooyee na la dama lay yónni fee parce que yi fi xew yëpp lu mës a xew la xëy na ampleur bi moo bokkul woon Marouba Fall bi muy bind la collégienne ñu xamuñu internet te pourtant xale yi ci biir école bi ñoom ñoo jël décision dem na dañuy draguer ci seeni prof ba léegi da leen ko gën a yombal rek parce que léegi am na internet dañuy wuti numéro téléphone professeur bi donc yooyu yëpp yu am la ba tax dañu war a organiser wu encadrer ko xam ne lu mënta ñàkk moom il faut ñu koy waxtaane il faut ñu ci waxtaan parce que ñàkk ko waxtaanee day tax nit ki day vulnérable trop parce que loo xam ne gis nga xale boo ko tëjee ci sa biir kër ne du gis jant bi yàgg dina génn buy génn jant bi ne fàng donc yar ko ci jant bi mu xam jant bi lan la koy xoolee nan lay dundee jant bi moom moo gën
ki mère Gagne Siri plus souvent parents yenn ci parents yi parce que soo xoolee comme professeur Diagne moom c'est différent problème bi ñuy am mooy naka la ñuy waxtaanee seen doom ci sexualité nee na moom da koy expliquer organes yëpp lan lay jëriñ lan mooy lan mais parents yëpp du ñu def loolu parce que tey jii am na ñoo xam ne am nañ kersa seen doom rus nañ pour toog ak moom di waxanteeg moom yenn yi ban approche nga yaakaar ne tey jii moom la ñu war a mën a adapter pour parler de sexualité avec ses enfants pour mun leen pas aar en fait ci yenn dérives yi. xam nga macha allah ku mel ni moom du ma ne dina ko jafe mais dina ko xaw a yomb parce que daf leen ko permettre mais daf leen gunge. façon bi muy yaree jàppale ko ci macha allah métier am jàppale ko ci. gunge bi dina jafe du jafe lool parce que moo ko wax sànq sa doom bi am 4 ans 5 ans sax moo la ci gën a aay donc jox leen ko ba pare gunge leen. mais bu ma ñëwee fi ngay waxee nii ça dépend ci famille ak yarin yi. wax nañ ko sànq ci njëlbéen pourtant li nga ma laaj sax dafa mel ni ñoom dugg nañ ci njëlbéen. da ciy bëri loo xam ne tant que ñu ngi koy def sujet tabou. xam nga man mi tey jii bu ma neexoon kat toog nga invité ma ñoo toog nag ak samay rasta nag te kon man la ba tey. te li ma wax laay wax. ma muuru li ma wax laay wax moo xam ne na ci man. bu ma muuroo moo xam gën naa na ci man su ma tegee bopp neen yàlla moom moo xam. dëgg la. mu ngi noonu donc lu ci nekk. yéen a ko wax sànq dangay sol yére te solo yére wax dañ koy solal yére. te du tere nga wax li nga bëgg a wax. man su may wax ak yow mi mën naa koo solal yére. mais su may wax ak professeur wala may wax ak docteur pourtant mën naa ko su muy wax ak ñoom parce que dañ koy recevoir noonu. mais ñoom yére la ñuy gis duñ gis yaramu neen. donc ça dépend fukki doom laa am jot la nag gis nga yar jot la. yar jot la. maag diw ak diw ko jur taxul mu niin de. diw ak diw dinañ ko jur xale bi tooy xepp te du diwlin. donc yaay xool kooku noo koy recevoir noo koy accepter ak noo koy yare yàlla moo ñu ëpp fulla lal la façon jàmm bu mu amul pourtant da lay may temps nga jub may la temps nga baax may la temps nga jéggalu ko mu jéggal la donc il faut ñu jël temps pour yar li nga wax ni nag il faut ñu jàng suñuy doom yarin la kii su may wax ak moom xam naa lu ma koy sol la yére ba am li ma bëgg ku ci nekk nga xam ni ngay wax ak moom ba am li nga bëgg njàngin la mais sama doom yow mënoo ñëw ci kër gi gën ma ko xam professeur bi ci école bi ñoo ma ko gën a xam ñoo ma ko gën a mun a yar te pourtant maa ko jur lu mu néew am na luy saf ci moom te ma ngay saf ca moom parce que maa ko jur muy côté papa wala muy côté yaay donc daal doxalin la njàngin la jël temps la ku ci nekk nga xam noo ko yare ba am li nga bëgg parce que nag suñu njabootu tey wax nga ko sànq noppi baaxul xeex daju baaxu ca xaw ma dañuy négocier xaw ma lu ñuy def ak moom mais est-ce que da ngay poñe kaay tey nga baax kaay tey nga mel nii déedéet da ngay waxtaan ak xale bi sensibiliser ko mais nag day fekk li ñuy wax ngor tungoom ko mooy lu ñuy wax sànq dafa am loo xamante ne ni il faut nga dugal ko ci xale bi mooñaale ko ci pour boo waxee mu dégg xale tey am na yoo xamante ni boo ko waxee ñu ne da nga demoo de xewoo mais am na ñoo leen di yare nañ jàng ji Australie nañ jàng ji fu leen neex am na loo dugal ci ñoom loo xamante ni ma nga ca professeur ban jàngat nga am ci li nga xam ne seetaan nañ ko sànq si influence bi nga xam ne réseaux sociaux yi am nañ ko si suñu vie virtuelle bi ak vie normale bi ñuy vivre nga xam ne léegi dem na ba jaxasoo. waaw gan la goo xam ne bu dee gan la sax kenn du tàggoog moom fi mu nekk nii. parce que on a plus le choix. li waa ji doon wax rek borom xam-xam ba mu ne ci nasaraan c'est un instrument que l'on serait malheureux de perdre sans être heureux de le posséder. Un instrument. muy technologie que l'on serait malheureux de perdre sans être heureux de le posséder. Pourquoi on serait malheureux de le perdre lii bu ñu ko ñàkkoon fu ñu jëm xarala yi fu ñu jëm wallaay day participer waaye ndaxte fu mu nekk nii jëriñoo nañ ci anam yi nga xam ne rek daf ñuy yokk déedéet parce que boo ko seetloo ci wàllu yar moom lay lor moom moo gën a nekk benn aspect nga ciy retenir te boobu du ndaw yi dañ leen di tooñ c'est-à-dire ñun ñëpp la fi mu nekk nii su ma ko doon wax ci waxinu philosophe entre guillemets dama naan être c'est être reconnu. maanaam bu ma ne être c'est être reconnu maanaam dund authentique amatul. yow yaakaar nga ne rek tant que lal la ñëpp tudduñu ko. di ko dégg macha allah ci télé yi ak rajo yi. la ngay def lu mu baax baax jàpp nga ne ba léegi des. siiwagoo daal. kon ñun ci société boobu la ñu toll. amatul loo xam ne mu ngi tënku rek ci sa xarañteef. ci sa mérite. léegi la ngay def reconnaissance ba bu njëkk lutte pour la reconnaissance di ko xéegal di wooye yàgg na am nit fu mu nekk day ñëfe waaye reconnaissance bi fan nga ko doon jëlee la ci sa ñaq ci sa dogu ci sa wàllu liggéey ci lañ la doon ràññee
pàcc boo mënti nekk ci société bi nag foofa lañ la doon ràññee. waaye léegi instance ba nga xam ne moom la ñuy ràññee. nekkatul ci seen liggéey. nekkatul àq ba. nekkatul ngor ga nekkatul jom ba nekkatul vraiment Pastef ba ngay wone waaye mu ngi aaju ci rek visibilité ba nga cay am. buzz bi. boobu nga cay am. te ñun société bi yëpp. ñu ànd ci. ñi nga xam ne mënuñ ñëw ITV mënuñ dem feneen am nañ télé bi nag moom mooy internet boo xam ne. par tous les moyens ni ko psychologue bi waxee. daañu fexe ba fësee foofa. waaye buñ fay fës encore une fois. nekkatul ci ay valeur nekkatul ci ay liggéey mais fës boo xam ne rek maanaam fexe nañ ba di nga xam ne noonu lañ maîtriser xale yi ñu mën caa fës. te société bi yëpp encore une fois du ndaw yi. société bi yëpp. kenn jàppatul ne. bu ma wéeteeg soxna si. yëkkati am xéewal jox ko. jàppatoo ne sax yow yàlla moo tax nga di ko def. da nga koy diri ba ca télévision ba. ne ko soxna Gaye Siri daara yi nga yor man xam maa ne jàmbaar nga man maa la jàppalee nii. waaye bu fekkee da ngeen wéet ak soxna Gaye Siri nga war koo mën a yëkkati defal ko loolu doo ko defal da nga koy diri ba ca ëttub télévision nga tegal ko société bi yëpp moom moo fonctionné noonu kon nag dañuy nangu ndaw yi tamit ñu doxee noonu. booy wàllu sexualité bu yeggee foofu li mu wax dafa am solo te ni koy xamee mooy. gis nga tey jii ci internet bi boo ci defoon ñaari article benn bi xaw a nekk people am lu ci xaw a doy waar am boo xam ne mën na jël askan wi ci yu bëri ci xam-xam bële mooy ëpp ay vues ak ay vues ko wax mooy hypocrisie bi mu doon wax ci suñu société au moment où ñun ñi ngi xeex ne non société bi nii la war a demee fekk non que le xam na ne nit ñi lii lañ bëgg li nga xam ne moom ci besoin d'estime am ak besoin de reconnaissance am bu ko defee am ko mais moom ci loolu lay jëm directement mais docteur li ma bëggoon ñu ñëw si maa ngi jéggalu suba ba tey maa ngi leen naan professeur xam naa sama professeur bi moo ma yóbbaale li ma bëggoon ñu wax mooy si phénomène bi ñuy gis dafa am benn approche boo xamante ne mooy approche responsabilisante bi ñuy teg jigéen ñi à chaque fois problème yi su amee par exemple problème mu mineur yi jigéen ñi la ñuy tudd du ñu gis ko góor ki ci vidéo yi kenn du wax góor bi li mu def loolu yàgg na ci jigéen loolu c'est toujours comme ça. suñu société. place bi mu teg jigéen même place bi mu teg jigéen la. société bu. mais est-ce que góor ak jigéen yëpp yemuñ ci parce que tamit kenn bëggul tamit sa doom bu góor di def naka su dul noonu. ñoo ci yem. yar société bi ñoom ñaar ñëpp la ñu war a yar. mais suñu société dafa yàgg a jàpp ne. ci jigéen. buñ ne diw de. tooñ na doomu jàmbur ni ñu koy jàppee bokkul ak bu ñu nee diw de ëmb na bokkul effet bi lu bokk ci ñaari famille ñaari parents dañ koy considérer comme guerrier bokkul ce qui fait que suñu société toujours jigéen la gën a teg ay yenn mën na nekk sax une sorte de protection en tout cas jigéen la gën a jàpp ne moom la ñu war a gën a mën a protéger moom moo war a gën a mën a jomb yenn yi doonte góor ak jigéen yépp dañ leen a war a yar ci li ñuy wax nii dinaa la wax loo xam ne ba fii ma wax toll nii sama soxna rek laa ci wax ak ci biir nekk loo xam ne da nga koy gis sa métier dama ko ni Sénégal war nañ yaraat nit ñi góor ñi ak jigéen ñi ñu bañ a négliger góor ñi ma ne ko xam nga lu tax tendance yi ma gis xam nga bu njëkk boo defee dara da ngay dem ba nekk muskalaf fàttali rek ak nettali moo ci am du am mën nañ ko laam-laame mais léegi dafa am vaar ma ne ko tendance yi ma gis këru diine yi buñ góorgóorluwul yar seeni doom ëllëg nit dina fi war a nekk xalif général coow am li ma wax nii ci plateau lu ma xam la ci sama métier ak leer li nga wax ba tey jii sama soxla rek laa ci waxal kirux mais bëgg naa Sénégalais yi këru diine yi bàyyi ci xel parce que boo santee diw nekk descendant diw am na loo xam ne ça veut dire que tu es éligible demain pour être xalif général bien sûr moo tax ku ci am doom ci ñooñu na nga ko sàmm li may wax man xam naa ko xëy na am na ñu xam ci kër yooyu li may wax mais du lu ñu war a du lu ñu mën a wax ba mu mat ci pénc pour dëggal la ni ñuy yaree jigéen ñi noonu la ñu war a yaree góor ñi rawatina ci këru diine yi docteur li mu wax dafa am solo li mu wax nii ci côté boobu mu wax nga xam ne dañ koy cof rek buñ koy laal dañ ci am ay firnde yoo xamante ne ni ñu yàgg la boobu sax technologie demewul nii télévision rajo bareewul nii ay yoo xam ne xew na ci yenn kër yoo xamante ne nii tey jii boo ŋàngoon tey jii doo doyee comme nag ku la laal ñëpp te ñëpp xajuñu ci kenn wax na dëgg am na yoo xamante ni booba kee fenn fi war nga koy mayu sànq yaa ngi laaj que ne lan moo tax bu ñuy wax jigéen la ñuy gën a wax lan la pour man de lay waxe boog li yàq jigéen yàqul góor góor defal lu la neex
melal na neex mandi te defal lu neex ñu jégal ma ci baat bi ëllëg soppeekul tukki ñëwal demal defal ni ko xale yi defee sol yéen sa benn parfum bu cher def nii foofu bëgg yéen a ko wax sànq est-ce que dinañ laaj ci ay kan da ngay xool rek nit di nga ñëw fii nekk président du sax Sénégal rek nekk nangam ñu ne est-ce que du doomu diw yaayam kat moo fi defoon lii yaayam moo fi defoon nangam ba ci famille sëy yi sax da ngay sëy si kat duñu la naaw lu tax kii nga xam ne ndeyam moo fi nangamoon ndeyam moo fi li woon doo dégg mu bàyyam moo fi li woon xam nga góor moo gaaw a jagal dafa neex a jagal góor mais gis nga jigéen am na genn jaga ji gu lay dab sa dund balaa ngay jag rek tey nga dee donc li yàq jigéen pour man bokk yàqul góor moo tax bu ñuy wax jigéen la ñuy gën a wax ndax jigéen nag responsable bi ko yàlla jox dafa fort. dëgg la mais man côté boobu xawuma si d'accord trop parce que lu tax professeur dañuy tàmm di wax benn adage naan quand on éduque une femme on éduque une nation man d'accorduma si parce que lu tax soo ko teelee inculquer xale boo amee benn bu fekkee ne da nga am ay doom yu góor kese nag soo yaree góor war nga mën a tamit éduquer une nation. bien sûr. xam nga si ni nga déggee man jàpp naa ne tey jii non man jàpp naa ne tey jii man am na noo xamante ne même su ma ko melee bu ñu éduqué woon kenn ku mel ni man ma dem ci kenn ku mel ni professeur Songué moom bu fekkee ne li ne ci moom war na nekk ci moom mu xam jigéen place bi ñu ko war a jox am na noo xam ne su ma koy doxalee moom dina ma delloo si waaw loolu day am. waaw. am na góor ñoo xam ne bàyyi lu pare bu fukki jigéen doon simmeeku seen kanam yoo xam ne musuñu xamante góor duñu egg ci ñoom. fi leen di énerver sax pourquoi parce que ni ñu leen tàggatee la wax leen lan moo nekk ci xañ jigéen ndawam. voilà loolu éducation moo koy def. voilà pour dire que yooyu aussi am na. waaw loolu donc loolu dañoo war a tamit inculquer dañoo war a tamit mun a yar suñu doom yu góor yi waruñu leen bàyyi rek ñuy def nu leen neex parce que ni jigéen pour man ni góor di tànnee jigéen tamit dafa war a jël choix am toog tànn ku góor. la yàggaloo dégg sama taaw yaay la mais mooy sama yaay gis nga boo amee chance say doomu jigéen yaru am nga chance say doomu góor yaru dañuy mel ni ay yaay ki ñuy góor ci biir kër gi jigéen moo dooj am nga looy def ci moom seetaan lenn ay rakkam wala magam ko def ko ci kër gi parce que li muy njëkk a yëg mooy man de ni ñu ma yare ba du ma def nangam du ma xool ñu koy def nangam parce que kuñ ko def man lañ ko def dëgg la yar yëpp baax na mais jigéen dañ koy yaraa plus que les autres góor it dañ koy yar ndax mooy kilifa dañ koy yar mais c'est que moom comme ni nga ko waxee ni nga ko percevoir yàlla bu fekkee da nga ne li ñu wax ne d'accord ak adage bi ne ku yar jigéen yar nation yar société mais dégg-dégg bi ñu ci am c'est-à-dire que responsabilité bi nga xam ne dañ koo jox jigéen ci suñu société bokkul ak bi ñu jox góor d'abord dañ ne jigéen moom mooy ëmb moom mooy cuur donc jigéen même ci diine kan moo war a yar dañ leen ne jigéen moom mooy yar ki nga xam ne nag moom lañ dénkee yar gi bu fekkee moom ci boppam nam war a melu ko wax dëgg yàlla day tas parce que man sama pexe lu mu rëy la may def moom nam la ko waxee fa muy yegg bokkul ak bu dee aw soxna moom moo koy def kon soxna moom mooy defar penc soxna moom mooy yar soxna mooy ki nga xam ne valeur yi nekk ci moom ñun fii lu ñu lay wax boo dee jigéen ñu ne doom bu jigéen jàngiwul ndey jaay royu waxe ci lay xool doom ndey ji jeex na amul leneen kon nag lu mission boobu neewul servitude maanaam du doyadil jigéen déedéet neewul dañuy yëkkati góor di sas jigéen lu di si moom déedéet dañoo jox jigéen gëddëm martabaam ne ko xamal yow ki nga doon xam ne boo baaxee penc mi baax boo bonee penc mi wasaaro loolu dong moom moo ta waral wax jooju kon nag suñ société bi moo tax ma la doon wax affaissement c'est-à-dire que bu fekkoon bu léegi nañ doon war a doxee lañ doon doxee xëy na fii duñu fi yegg parce que éducation sexuelle bu ñu waxantee dëgg man góor munuma yegg parce que blocage culturel waxuma psychologique de à mon niveau mën naa jeexal téere philosophie yëpp waaye am na ay blocage culturel yoo xam ne am na loo xam ne maag sama doom bu jigéen mënuñu fay yegg blocage à son niveau blocage à mon niveau mais loolu kan lañ ko jagleel yaay ji moom war a assurer éducation bi et en particulier éducation sexuelle bi nga xam ne moom la war a jox ko jigéen ci parce que loolu moom mënta ñàkk société bi moo tëddee noonu ba pare ñun mu nekk loo xam ne dafa nekk une valeur supérieure te nit ñi buñ yaakaar ne éducation bu amul ñu koy def kay am na ñu koy def lan la am na oui am na ñoo xam ne ñu ngi préparer seen doom naan la moytu lii mais li ñuy bañ kay di ko weddi fii di ko ñaawlu fii ñun ñëpp mooy li nga xam ne constat bi mooy exhibitionnisme bi ngay wax pornographie bi ngay wax mooy xale yi dañoo dem ba banaliser wàllu sëy ba pare mu doon ne ñun mag ñi ñoo leen ko njëkk a nangul parce que ñun ni ñuy toogee nañuy waxee nañuy jëfee la nga xam ne jomboon nañu
sa doom bu jigéen toog jomboon nañ ko ci xam nga li may wax. nga toog ni ñu tegal la une scène ça paraît banal aujourd'hui bu may wax yaa ngi may rey mais arrièreal tuuti rek nga toog yaay booy toog nii ñu teg ci télé bi ñaar ñuy fóonante mais bu amee furtivement sax da ngay gis góor gi saa yi ni mu nekkee ci fitna yaay ji ni mu nekkee ci fitna nga dem ba banaliser loolu xala lan la bu la kenn ndax xale bi noonu la koy banaliser te bu génnee am na possibilité boo xam ne fi mu nekk nii man awma ko woon ñi amuñ ko woon mooy téléphone bi mu ko neex mu def ci téléphone bi et puis y a beaucoup de choses gis nga moom mu affaissement bi muy wax par rapport ak référence yu njëkk yi mais c'est une triste réalité xam nga ñu ngi wax sax novelas yi mais ñun actuellement type de série yi nga xam ne Sénégal ñun ñoo ko def ay Sénégalais di ko jouer mais comparé ko ak la jamonoy tey wala daaray ko ci doon def il y a quelque temps comparé bi maam Abdou Dabakh di dem ak Abdou Diouf di ko wax ni lii ñu tuddee làmba daana arrêté ak yi nga xam ne mooy am léegi nii ci télé yi ñu koy seetaan y a aucun problème dafa am ay évolution maintenant dafa am yu bëri yu ñu bàyyi yoo xam ne fii ak dellu si waatuñ ci société bi daal di jafe-jafe comme ni muy wax éducation sexuelle yow ku góor ki nga war a toog ak sa doom xam nga effectivement am na yoo xam ne mënoo fa egg man lu ma nekk psychologue am na foo xam ne doo fa egg mais am naa lu ma société bi jox loo xam ne dama ko doon gànnaayoo dama ko wax dama seet sa bàjjen waaw dëgg la jigéen fekk na boobu wax naa ak bàjjenam man li ma bëgg bàjjen bi wax ko dina ko wax ku góor ki ñu ne ko dama seet sa nijaay yooyu dañ ko bàyyi xam naa ne waxtu bi mu ngi ñuy commencé dab dama bëggoon rek ñu tënk ci benn question dañoo nekk ci période du Covid est-ce que yaakaaroon ne tey jii tëju bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi ko doon tëju ak ni génn bi wàññeekoo yooyu boîte de nuit amatul peut-être jeunes yi fi ñu doon défoulé wook yooyu amatul est-ce que du nekk benn facteur buy permettre exhibitionnisme bi ñuy wax mu gën leen rakkaajuloo quoi. mu gën leen rakkaajuloo loolu est-ce que duma ko bàyyi ak ñoom professeur parce que xam nga tëju am na ñu ko dul yëg xam nga ràpp amul fenn mais am na ñoo xam dañu tàmm toog seen kër bu ñu liggéeyee bu ñu amul li ñuy dox rek ñu gis seen kër yàlla def nañu yàlla boole ñu ci loolu ñu koy sante yàlla sama papa defe naa su ma juumul 13 14 la juddu gis nga éducation yi ñuy wax ni sexuelle te pourtant deful école deful les bancs mais amul lu ñu ci desalal imagine jamono yooyu amul lu ñu ci desalal sama papa lépp nga koy wax amul lu ñu dul wax ak moom ci àdduna junj doy na borom xel. chance la pour ñun. donc yarin tamit chance la moo tax du ma ci mën a sori ci côté mais xam naa ni daal ñàkkul ñoom professeur ak docteur dinañ ci dugg am na lu mu war a mën a jur. mais man yëguma ko tellement que doonu moon nit bi ci trop voilà. voilà docteur. bon man damay relativiser impact bi pourquoi parce que boo xoolee confinement bi guddi gi rek la woon. ñuy defee état d'urgence. ce qui fait que bëccëg bi. jeunes yi amoon nañ possibilité actuellement jeunes yi kenn mënu leen cloisonner. am nañ possibilité yu bëri man bi may njëkk a waxtaan ak ay jeunes yu amoon ay 15-16 ans ñu may wax affaire piscine party il a fallu que ma jël sama temps ñu expliquer ma moment boobu li ma lay wax ay côté 2009 2007 man parce que su suñu métier ci ngay jàngee yu bëri yoo xam ne da nga doon jàpp ne lii amul ci société bi après ci ngay xam parfois benn affaire am dara la ci génn nit ñi scandalisé wu fekk yow géré nga lu mel noonu lu yàgg donc jeunes yi ñoom toujours dañuy trouver seeni solution li nga sujet bi nga introduire mais jeunes yi xëy na ca korité ga rek lañ feeñ mais jeunes yi boo lii xoolee histoire bi yàgg nañ dem ay appartement meublé c'est une pratique habituelle xëy na ci bi muy explosé période boobu la pour dire que man jàpp naa ni li xewoon confinement beeg yooyu yëpp impact dama koy relativiser terewul jeunes yi li ñu doon def wala li ñu doon bëgg a def nañ ko professeur ci impact confinement bi ci libération ci libération exhibition waaw comme ni mu ko waxee boo ko seetloo ñun bokkuñoo ak réew yi nga xam ne dafa amoon un confinement total nga xam ne dañoo tëj ràpp kenn dematul kenn dikkatul foofu sax gis nga ko sociologiquement nee nañ crise de couple yi fa la gën a bari violence yi ñu exercer ci soxna yi gën a bari parce que tàmmuñu woon toog 24 heures sur 24 ensemble extra mais est-ce que ñun duñ ne loolu foofu amu fi fii amul benn période nañ seen ay boîte de nuit dematuñu woon plage ak yooyu waaw mais lan la kenn waxu la fi confinement ba am ca tugal ca réew yi nga xam ne da nga naan ràpp génnatoo sax pour nga dem ci bitig bi da ngay am këyit boo xam ne lañ lay jox pour nga génn wane ni c'est pour des raisons alimentaires moom moo tax nga génn ñun mosuñoo dund loolu tëju boobu mosuñoo yegg foofu kon nag lii boo gisee mu am ça n'a rien à voir ak le ponctuel loo xam ne la dundu xale yi la naturellement
ci loolu la ñu mos a dox du lu bees du loo xam ne confinement moo ko favoriser ana ban xale nga gis lan la bu ñu waxantee dëgg ban xale nga gis boo xam ne dafay yeewu 8 heures ba 0 heure tëju bi ci biir kam amul demul école demul université demul feneen waaye mu ngay fubali mu ngay doxi mu ngay defi lu ko neex ba 23 heures mu ñibbi si toog kon nag loolu amul benn impact ci libération bi mais loolu dama ciy attirer seen attention c'est-à-dire que dafa am ay schéma yoo xam ne ay schème pas schéma yoo xam ne gaa ñi dañ koy jëlee bitim réew indi ko bu ko plaqué fii c'est-à-dire comme yii ma la wax am na fële ñu constaté ni taux de suicide bi yokku na par exemple en Allemagne ñu constaté ne violence conjugale yi par exemple yokku na en France ñun coûte que coûte ñu bëgg a indi fii loo xam ne c'est lié à ça n'a absolument rien à voir ñun Covid bi fii changé wul dara suñu rapport interindividuel boo ko seetloo distanciation sociale ñunu gëmuñu ko parce que culturellement on n'est pas préparé pour ça bu ñu waxante dëgg loolu kon mosu fee am il faut le regretter nag parce que mbas bu amee dafa laaj comportement yu bees mais comportement yooyu muy yow mun ñi fii toog yëpp bu ñu waxantee dëgg gannaaw bu ñuy génn wékkoo masque bi nii ca biir kër ya ca biir koñe suñuy yoon lu neex la ñoo def kon nag bu ñu kenn indil ay problème yoo xam ne dañu jàpp ne confinement bi tax na sexualité bi xale yi ni ñu leen tëjee xale yi mosu ñoo tëju fenn ñu ngay dem ñu ngay dikk xëy na différence bi kay mooy bu 23h jotee bu couvre-feu jotee ñu ñibbi ci kër yi toog te encore que dañ lay signaler ne même toog boobu am na ñoo xam ne ñu ngi ci ruq bi teg caan bi bul sonn ba 3h 4h du matin kon loolu amul c'est un schéma important la preuve am na benn mbir bu am ci confinement période boobu ay xale yoo xam ne dañoo rëccoon di def dara feeñ ndax am na nit ku ci ñàkk bakkanam bu loolu loolu yow doo ko xam dëgg la xëy na li ñuy def ñu bëri def nañ ko rëcc donc man gëw ma ni xale yi vraiment confinement bi taxoon na joué na si seen c'est leur sport favori xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak suñu téléspectateurs yi la di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa télé bi yëpp nag di ñaan yàlla fu ñu bëgg ak yàlla nañ fa àgg docteur ak professeur may kontaan ci togg ak ñoom parce que jàng naa ci lu bari suñu toggee ak yéen suñu doom yi ngeen di relève bi wax dëgg yàlla waxtaan bi demee nii dañ ciy kontaan suma yaay suma papa dama leen di jaajëfal bu baax a baax parce que nag su ma dégloo professeur ak docteur wax rek ma xam ni xëy na dina woon ay philosophe wala ay psychologue mais am na lu ñu ci jox loo xam ni ndekete booba moom la ñu te ñoom yëguñu ko woon sax seen biir yaram kon yaay booy papa alhamdulilah merci docteur ñu bàyyi la nga tàggoo waaw amoon mbégteel soxna laal la ñëwoon wuyu si ci invitation bi bokk ci débat bi nga xam ne dama ko jàppee jàngale man yoo tax toujours damay sawar ci ñëw parce que contribution la boo xam ne dañ koy def ci wàllu bi nga xam ne ci la ñu formé Sénégal formé ñu ma jàng ci lu bëri nag yàgg naa seetaan parce que man émission yi yëpp dama koy seetaan yu mel noonu parce que daf may jàngal moom comme ni ma ko waxee am na loo xam ne psychologue jàng na tubaab ba sonn mënu ko parce que mbir yooyu loo gis société ba mu am lañ koy appliquer te moom mën na ci am plus d'efficacité parce que dafa am ay compétences en situation dañuy wax ne on est compétent qu'en situation or moom yàgg na ci loolu ba am expérience ba am na yu bëri yoo xam ne mën nañu ko jàngal amoon mbégte également bokk ak professeur nga xam ne moom dama koy seetaan mook sama turandoo Khalifa Diakhaté régulièrement muy am ay xalaat yu rafet yoo xam ne da koy génne ci li jëmale kanam askan wi ak li nga xam ne nit ñi ak ndaw yi war nañ ko mën a maytu pour am dund gu mucc ayib donc globalement am naa mbégte di ñaan yàlla liñ fi wax yépp jural njëriñ askan wi mais professeur folli na Khalifa de léegi si man la ne ci yow la nekk Adam on verra bien sama Khalifa déggee nag daf may rey waaye nag on verra bien kon nag jeex na professeur waaw merci gërëm la yow mi am initiative bi ak thème bi et puis comme ni ñu ko waxee aussi moom dafa ne day jàng si mais daf ñuy nax rek xam nga ne moom moo ñu jàngal lu bari fi mu nekk nii parce que am na loo xam ne yaa ngi koy jàngee ci livre yi waaye am na yoo xam ne yaa ngi koy jàngee ci àdduna kon nag ñun bu fekkee dañu nekk dans le monde des livres moom elle est dans le grand livre du monde foofu am na fa solo kon jërëjëf yéen tamit ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal bu baax si ànd bi ngeen ànd ak ñun tey ci seen émission Ndiathiar di leen wax rek nag seen émission Ndiathiar bi ngeen tàmmoon di gis tous les mercredis dafa changé léegi jour de diffusion mardi lay faral di am léegi di leen remercier bu baax si seen ànd ak ñun di leen souhaiter une bonne suite des programmes sur ITV.
je reprends encore. waaw lu tax. da nga sori trop moo tax. waaye yow Babacar bàyyi ma waay.